fait, je me nomme Omar, né le 10e mois 98 à Ziguinchor. C'est pas lii du hasard. Imaginez koo xam ne que depuis 2013 yaa ngi def ci dëkk bi xaddi woo bàyyi woo taay woo ku am soxla mu woo la pendant ñaata at presque 7 ans yaa ngi def ci dëkk bi mais imaginez commune bu Ziguinchor yi yëpp am nañu ambulance à cause de kan Doudou Ka mënuñu citer financement des femmes, l'emploi des jeunes. Mais Doudou Ka a fait tellement trop fii Ziguinchor. Événement bi fi amoon barki démb xamu barkaari démb mais sama kanam la keneen bu leen waxee réseaux sociaux yi à part man ne lui croyez pas, man maa fekkee affaire bi c'était devant moi kenn nettali ma ko man maa ñëw taxaw xool gis nii mais gis nga nit des fois seetaane dina nekk sa yaram te doo ko xam te tey Ziguinchor ñëpp xam nañu quartier yi nu mu mel. Ziguinchor réyul de mukk. Ziguinchor y a 33 quartiers kooku dafa rëy mais imagine tey quartier bu ne lu mel ni Bukot ngeen fay yeewoo di ko defar chaque dimanche jeunesse bi jóg nettoyer setal bu amee dëj waa koñ ba ñooy ñëw bu amee ngénte waa koñ ba ñooy ñëw lu xewle waa koñ ba ñooy mais am na loo xam ne que nit du ko forcer am na loo xam ne que fitna kenn du ko yee seytaane dafa bëri doole tey Ousmane Sonko li mu def nii mais total provocation la. mais imagine financement femmes yi fi ñëw Ziguinchor fii l'emploi des jeunes, financement des jeunes, morgue yi ñaata corps bi yàlla dóoru ko indi Ziguinchor ana morgue yi mais tey Ousmane Sonko man bu doon may moom avant de faire quoi que ce soit am na loo xam ne que sa ngor wala loo ko may. Ziguinchor ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun Casamance kenn mënuñoo xaajoo kenn parce que fii da ngay jógee kër bii nga dem fanaan kër gii wala nga jógee kër gee nga dem lekk añee kër gee. Ziguinchor rek la am benn Ziguinchor mais Ziguinchor ñu on est unis. tey man bu ma gisee ku mel ni Ousmane Sonko li ñoo def action yi mais waa Nord lu ñuy wax lu ñuy teg ñun waa Ziguinchor nañu delloo ci suñu xel yi ñu xam ne que ñun Ziguinchor ñun ñoo ko mën a defar bu ñu amee koo xam ne ku mel ni Doudou Ka présenté ay projet am développement lay def Doudou Ka mais imagine qui a géré FONGIP pendant 7 ans zéro critique parce que da nga ko teg ci yoon. ñu bëri nag dañu foogoon ni FONGIP Doudou Ka mi ngi FONGIP waaw c'est normal xale Ziguinchor yi dañu war a am financement waa Ziguinchor yi non mais FONGIP c'est pas pour Ziguinchor FONGIP c'est pour Sénégal la FONGIP c'est 14 régions yi Sénégal ñoo ko bokk. Macky Sall loolu la ko wax mais Doudou Ka c'est un homme politique. Doudou Ka moom xam nga nit ki
moo tax ñu ne àdduna boo nekkee ci yeneen poste yi tant que amoo conscient tranquille wala tant que amoo maîtrise na gérer mais c'est vrai doo ko mën a gérer. Imaginez FONGIP pendant 7 ans mais surtout que a satisfait Sénégal gi yëpp macha allah ñëwul wax Ziguinchor laa dëkk ci Ziguinchor laa yóbbu xaalis bi non non daf ko tas maanaam Sénégal gi yëpp la yóbbu xaalis bi wan ne que xaalis bi c'est pas xaalis bi Ziguinchor xaalis bi Sénégal la sénégalais ñoom moom xaalis bi bu ñu soxlaa financement ñoom laay financé mais loolu la def. moo tax tey président Macky Sall doo la ko njukkal mu ne ko yow c'est vrai dëng naa la benn alal boo xam ne que yow pour réew mi la nga toppatool ko mais sa xam-xam ak sa jàng ak fi nga toll ci àdduna bi FONGIP day tuuti ci yow ma yóbbu la AIBD xam nga tey bi mu yóbbu AIBD lu mu nekk mu wax Macky Sall ëpp aérien loo xam ne Afrique de l'Ouest mennam Sénégal rek moo koy am ëpp aérien mooy lan aéroport touristique boo xam ne que boo wàccee ci aéroport bi cëpp sa tourisme mën nga ko def foofu noonu balaa ngaa génn foofu noonu mais loolu lan moo la koy may sa liggéey sa xarañte. boo xoolee Doudou Ka en 2012 bu muy présenté projet Macky Sall yoon yokkute mais projet Ziguinchor yi si la bokkoon boo xam ne que bu jëloon mairie Ziguinchor en 2014 heure yi dañuy dépassé niveau bu Ziguinchor nekk nii mais ñu bëri ñu comprendre ñu xamuñu parce que dégg nañ Doudou Ka rek foog ni que yee Doudou Ka mooy ni mais Doudou Ka c'est un homme politique. gars yi nañu bàyyi naxante bi nañu delloo suñuy xel yi ñu xam ne que Doudou Ka bii bu ñu rëccee xaw ma yaakaaruma ko ba xam dañu amaat ku mel ni kii fii à Ziguinchor. Imaginez tey commune u Casamance yëpp yàlla ak moom moo tax mu am ambulance yàlla ak benn moo tax foofu am ay financement yàlla ak moom moo tax tey kuy accoucher doo nekk di yuuxu di jooy ambulance baa ngi sa kanam. xam nga mënoon naa ñëw ci dëkk bi waaw mais fa xaalis dama yoroon mais non defu ko dafa xool lu war ak loo xam ne que mooy arranger dëkk bi mooy tax dëkk bi dem kanam mais mu def ko. en cas de Ousmane Sonko 15 ans yaa ngi impôt et domaine pendant 15 ans man de bokk élection 2019 yi laa la xam laa la gis ci télé laaj ñi ne ma pourtant sa mbokk la Ziguinchor la dëkk ma ne kii sama mbokk la Ziguinchor la dëkk musuma ko xam mais parce que il n'est pas connu. Ousmane Sonko wax leen ma yan doomi aadama la jàppale fii Ziguinchor ñu liggéey impôt et domaine te pourtant Ziguinchor y a que des cadres Ziguinchor ay diplomate ñoo xam dañu am suñu diplôme ñu toog fii ñoo fi ne. Ousmane Sonko loolu moo naroon doon priorité nekk nga impôt et domaine pendant 15 ans yow sa waa dëkk xamuñu sax yaa ngi impôt et domaine mais parce que wanewu ko. nañu bàyyi naxante bi ñu xam ni que tey développement de Ziguinchor waa Ziguinchor la nekk su ndaw yi Ziguinchor yi nekk su jeunesse su Ziguinchor la ne. tey Doudou Ka envoyé wul benn nervi yoo xam ne Dakar lañ jógee mais waa Ziguinchor seen dëj waa Bukon mën nañ ko jooyal seen bopp pas ñuy uti ay wàllu mais man tey am naa droit di defar sama koñ dafa yeewu koñ bi bu amee naxar
mais Doudou Ka la ñuy gis koñ gi bu amee métit Doudou Ka la ñuy gis koñ gi bu amee bànneex Doudou Ka la ñuy gis mais tey waa koñ gi ñoo ko delloo njukkal boobu joxu leen lem joxu leen sukkar waa koñ gi dañ ko wan ni que fii lu fi xew lu ne yow yaay taxaw xaddi woo 2013 ba léegi ku ci am soxla wala ku ci am problème bu la ko waxee loo ci mën di nga ko def mais waa koñ gi loolu lañ ko wan